di delloo bés bi di gan gi di émission bi liggéeykat yi naka noonu ñuy dalal Cheikh Diop di secrétaire général bu CNTS FC Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu la dalal ci rajo Sénégal. sëñ Ndiaye Diouf maa ngi lay fay di nuyuwaale sa auditeurs yi ak sa équipe bu technicien yëpp waaye it di nuyuwaale askanu Sénégal rawatina liggéeykat yi. ñuy fàttali ni da ngeen ñu déglu it ci wala seetaan ci Facebook ak ci YouTube ñu mën ci ànd diir benn waxtu waxtaanee liggéeykat beeg li nga xamante ni mooy taxawaayam ak feetu 1er mai alors SG. 1er mai lan mooy sens bi réellement dañuy wax fête du travail liggéeykat bi lan la war a mel ak lan la war a def ci 1er mai. laaj ngeen laaj bu am solo parce que 1er mai dafa am histoire bu tax ba liggéeykatu àdduna bi yëpp di ko delloo njukkal. bu njëkk ba boo amee njaatige daf lay liggéeyloo liggéey bu amul limite liggéeykat yi dañ daan xëy 4 heures wala 5 heures du matin bàyyee ko seen kër ba la ñuy dellu siwaat 22 heures ba minuit daanaka di nga gis liggéeykat bu nga xam ne amuñu samedi amuñu dimanche sax léeg-léeg di nga gis liggéeykat bu nga xam ne du gis njabootam. bu njëkk ba dañ la daan liggéeylu uniquement di la fay salaire bu nga xam ne pour nga lekk mën a taxaw ñëw liggéey si waat la 1884 ca Chicago liggéeykat yi daje lu ko jiitu 1884 effectivement lañ daje 1886 la révolte bi am 1884 ñu def congrès ne dëgg lii dafa war a dakk liggéey dafa war a am yoon. ñu entériné ko ñaari at tegu ci ñoom ñëpp ñu génn ay milliers liggéeykat génn ne nañ waxtaan ci liggéey bi coow bari ñu am ñu fa rey am ñu fa pendre parce que bi ñuy manifester am na bombe bu éclaté ba gaañ fa ay militaires loolu nag indi musiba mu rëy ay milliers de liggéeykat dee ci manifestation boobu waaye adduna bi mel ni dañ koy yëgandoo. deuxième internationale ouvrière bi nekk France te Jules Guest jiite woon ko ñaari at après ñoom it congrès bi retenir loolu ñeenti at après 1er mai éclaté foofu adduna bi yëpp liggéeykat yi taxaw parce que ñëpp a ko yëgandoo te revendication bi benn la. nañu fexe ba dundu doomu aadama ñu xaaj ko ñetti xaaj. ci bis bi xaaj bu njëkk bi juróom-ñetti waxtu yi na ko liggéey juróom-ñetti waxtu yi na ko noppalu juróom-ñetti waxtu yi na nekk loisir muy loolu la ñuy wax le triangle rouge am na ñu nga xam ne dañ ko tuddee la révolution du triangle rouge ñetti xaaj yooyu liggéeykat yëpp xar ci seen tànk tubéy révolte yi bari ñu dem ba ala kulli haal mënatuñ ko bañ ñu soog ko nangu kon liggéeykat yooyu daanu woon ci xare yooyu te nag du États-Unis rek du Chicago rek parce que boo gisee léeg-léeg 1er mai ñu koy symboliser benn fleur bu ñuy wax brin de muguet. loolu it am na histoire ci benn commune bu nekk en France également 1890 dafa amoon foofu aussi ay révolte ci 1er mai ñuy révolte yooyu jur aussi ay bal yu ñu soqi am soxna su ci dee bu nga xam ne bi muy daanu mi ngi yoroon benn fleur bu ñuy wax brin de muguet loolu moo tax bu 1er bi am na xëy na ñeneen ñu ko jox yeneen signification parce que am na benn roi de France bu nga xam ne daf daan joxe ay brin de muguet 1er mai. mais li ko waral dëgg-dëgg ñun syndicaliste ndaw soo su doon manifester ak ñun te ñu rey ko te mu bi muy dee fekk mi ngi jore ci loxoom brin de muguet loolu moom symboliser brin de muguet pour ñun ci 1er mai. ci 1er mai naka noonu syndicalisme daal di ci wane boppam syndicalisme ak 1er mai naka lañ dajee dañu sos 1er mai dañ ko jàpp syndicalisme ñëw jàppale liggéeykat bi ñu ànd wala liggéeykat bi moo ni faw ma dugg ci syndicalisme di màggal 1er mai di taxawu aussi liggéeykat bi naka jekk ci 12 mois yi. xam nga histoire u mouvement syndical 1er mai daf ko fekk si parce que mouvement syndical am na li ci ëpp ci histoire jàpp nañ ne mi ngi juddoo France ca Lyon waaye boo xoolee révolution industrielle bu njëkk bi ñu bëri dañuy am pàttali ne xëy na mu ngi juddoo Angleterre am na werante tuuti foofu waaye li tax mu juddu mooy liggéeykat yi
ni ma ko waxee sànq dañ leen doon liggéeyloo uniquement di leen fay salaire yu nga xam ne pour ñu lekk rek la mën a taxaw ñëw liggéey si kon woon. daanaka liggéey dañ ko doon méngale ak njaam. njaam la woon justement amul méngale njaam la woon. travail forcé jaar na fi esclavage jaar na fi njaam la woon. liggéeykat yi amuñu woon lu leen faj amuñu woon dara lu nga xam ne mën nañ ci jàpp ci noonu la ñu créer ay mutuelle de secours. mutuelle de secours yooyu ci Lyon la juddoo. mutuelle de secours yooyu dañ ci daan cotiser lu mu néew ci liñ daan am pour faj yeneen soxla yi parce que du lekk rek mooy liggéey dafa am lu mu laaj liggéey activité la pour yëngal sa yaram activité la pour yëngal sa xel activité la pour yëngu doomu aadama waaye aussi activité la pour faj soxla njaboot pour faju. jaamu yàlla la aussi. jaamu yàlla la aussi bien sûr donc communauté yooyu association d'aide ouvrière yooyu taxawoon ñooy évoluer ba jur syndicat. jur syndicat bi nag loolu boo ko seetloo moo tax syndicat valeur bu njëkk bu syndicat bu nga xam ne mooy référence am mooy solidarité boobu ñu créé woon ci kii de secours yooyu moo jur syndicat. boo seetloo adduna bi muy dox ba léegi dafa am ay xeetu revendication ñetti anamu revendication moo am parti politique yi mouvement revendicatif la ñi nga xam ne ñooy saytu économie bi ñu koy wax capitaine d'industrie ñooñu it mouvement revendicatif la waaye mouvement syndical liggéeykat yi aussi mouvement revendicatif la bu njëkk ñetti mouvement ñoo amoon parti politique yi dañu judd pour revendiquer pouvoir politique capitaine d'industrie yi def seeni kuréel pour revendiquer économie bi syndicat yi def seen kuréel pour revendiquer équité justice sociale ak aussi lépp jaar ci yoon maanaam lu ñëpp bokk di lu ne ku ne nañ ko séddale nu mu waree. muy liggéey di richesse bi ñuy produire. boo ko seetloo it relation yi dox diggante liggéeykat ak ki koy liggéeyloo mu jur sax idéologie politique yi moo ko jur. parce que capital dafa nekk fii travail nekk fii boo amoon alal ju bëri te liggéeyuñ du jur dara. kon capital ak travail nekk ay couple yu jàkkaarloo ba àdduna sosoo ba tey seen jàkkaarloo boobu nag capital toujours day jéem a not travail comme niñ ko waxee sànq di ko liggéeyloo te du ko fay lu mat di ko liggéeyloo mbaa sax du ko fay di ko forcer sax pour liggéeyloo ko seen relation yooyu moo jur les courants politiques yi boo seetloo da ngay gis ñu ne la courant bi dafa nekk à gauche bi courant nekk à droite courant yi nekk à gauche dañoo féete woon ak capital di ko jàppale ak travail di ko jàppale pour que combat boobu mu seq capital mu nekk combat bu nga xam ne moom duñ ko gaaw a lor duñ ko gaaw a néewal doole yeneen idéologie politique yi nga xam ne ay idéologie capitaliste sax lañ leen wooye ñoom ñu nekk à droite ñoom ñoo jur libéralisme ultralibéralisme ak dérivé yi nekk yëpp ci idéologie politique yooyu ñaari combat syndical combat capital travail moo jur donc parti politique yi am ñuy jàppale capital am ñuy jàppale travail ci équité ak justice lii mooy histoire bi waaye mun nañ seetlu ne ay góor yàlla yu am solo ci àdduna bi yu taxawoon ci wetu capital il faut que ñu fàttali leen ko ci fii ak ci bitim réew d'ailleurs ci bitim réew bi révolution industrielle tàmbalee ca Angleterre révolution industrielle dafa juddu liggéey daal di néewal doole liggéey bi ndax ay machine dafa ñëw di jur chômage nit ñi di dem chômage pay gi gën a wàññeeku ndax machine lu fukk daan def benn machine di ko def voilà ba pare loolu capital bëgg ci profiter pour wàññi pay gi gën a toroxal liggéeykat foofu la première internationale ouvrière juddoo parce que ba mu amee yemul Angleterre rek dafa dem ba law ci àdduna bi yëpp surtout ci Europe am na ay révolte yu bëri yu am waaye première internationale ouvrière ñu ngi ko sos le 28 septembre 1886 je crois su ma juumul 1884 première internationale ouvrière boobu Karl Marx moo bind manifeste bi ci loxoom ngir jàppale liggéeykat yi ñu taxawal la première internationale ouvrière quelques années après Engels ak Jules Guess moomu ma waxoon léegi ci 1er mai ñu taxawal la deuxième internationale ouvrière ca France moom moo jur la SFIO ak yooyu section française de l'internationale ouvrière 3e internationale ouvrière
Vladimir Ulyanov Ilitch di Lénine moo ko sos après la révolution bolchevique ñetti international ouvrière yooyu ay góor yàlla taxaw na ci seen wet pour que mais bu ñu xoolee ñi nga lim ñëpp Karl Marx Lénine ba ci Hegel ñoom ñëpp ay borom xam-xam ñoo taxawal li nga xamante ni mooy international ouvrière ay bindkat mu mel na que liggéey dafa mës a am doole ci xel ak ci xam-xam. absolument loolu lay wone mais aussi xeex jàkkaarloo boobu seqoon capital ak travail bi ma waxoon léegi dama mandargaal ñi nga xam ne dañu taxaw ci wetu travail pour jàppale ko parce que travail dafa néew doole lool. idéologie politique yeneen yi taxaw ci wetu capital di ko jàppale moom tamit parce que tey jii xeex boobu dafa egsi ci mondialisation fii ñu nekk nii boo ko seetloo. développement industriel développement économique bi nga technique bi jur ay virtuel ak yooyu yëpp mais ñi nga xam ne ñooy def recherche yi am na capital yi bi ñu organiser wu di leen jàppale pour que liggéey bi dañu jëm ci robotiser ko gis nga building bu mel ni building administratif bu Sénégal ay junniy nit a ko daan tabax léegi juróomi nit doy na sëkk pour tabax building bu toll noonu wala bu ko ëpp li ci des yëpp ay machine lay doon xam nga loolu ñi créer machine yooyu bàyyiwuñu xel ci capital ci travail capital rek moo leen itteel léegi la waaje doon fay ay junni liggéeykat léegi machine am la yor di ci def essence wala mu ciy def courant fayul dara donc loolu il faut que adduna bi soppeeku te loolu combat boobu du jeex ba adduna tukki parce que suñu sàgganee tuuti rek adduna duna dugg ci guute te loolu li koy wane mooy première guerre mondiale boo seetee guerre yi am ci adduna bi yëpp première guerre mondiale injustice moo ko jur deuxième guerre mondiale injustice ak manque d'équité moo ko jur première guerre mondiale bi mu amee li ci dee ci ay nit kenn xamul ñaata la ba pare ñu yemul ci loolu dafa jur colonisation ak njaam la jur esclavage la jëkk a jur ba pare mu jur colonisation ñu ñëw ci pays Afrique di jàpp ay jaam di leen yóbbu di leen jaay di leen liggéeyloo ci plantation yeeg yooyu injustice yooyu moo am ba guerre mondiale première guerre mondiale am bi mu amee ba jeex adduna bi toog nañ waxtaan biñ toogee waxtaan ca Versailles la jëkkee muy la conférence de Versailles dañu toog waxtaan ne waaw lii musiba mi adduna bi xam nan la ñuy def pour dootul jeex gis nga la ñu tënk ca Versailles bokk na ci ñu ne su fekkee relation professionnelle liggéey bi teguñu ko ci yoon adduna bi du mucc ayib bokk na ci lu ñu ne kon nu ñuy def ñu créer organisation mondiale du travail dénk ko mu réguler relation professionnelle dama lay won rek ne xëy mi kiy liggéey ak ki koy liggéeyloo daanaka fondement adduna la. ñoo ñëpp mais buñ ko xoolee fii ci Sénégal ñoom ñëpp ñi ngi tënku ci état buñ koy xoolee ki ko symboliser jëmmal ko mooy le président de la République démb ci 1er mai bi dalal na centrale syndicale yi ñu waxtaanee wala ñu càmbat situation liggéeykat bi mu mel na que bis la bu am solo ndax daaw ci jamono bi defuñu ko ndax mbas mi moo taxoon mbas moomu nag xam naa di nga ci ñëw ci suñu émission. dinaa ci ñëw léegi mais d'abord ci démb daje beeg président de la République jotaay bu am solo la ak centrale yu mag yi. oui daje na ak centrale yëpp sax parce que 1er mai dañ ne nañ ko yaatal pour ñëpp di ko teewee képp ku yor centrale di ko teewee di nga fa gis ñu nga xam ne sax xëy na nit ñi mësuñu leen a gis wala xamuñu leen waaye ñëpp ci lañ bokk. ñu jébbal ko suñuy cahier de doléance saafoonteeg moom wax ak moom mais aussi càmbar diggante bi nga xam ne bañ gëj a gisee léegi dox na fi ci ay lu bëree bëri moom it ñu gërëm ko sant ko ci taxawaay bi mu taxawoon ci début mbas mi parce que ñu ngi soog a gisee. ñu fàttali ne bi mbas mi tàmbalee président de la République dafa woo li ñuy wax les forces vives. woo syndicats yi woo patronat bi woo kilifa diine yi woo kilifa aada yi woo société civile woo parti politique yi ñëpp la woo ñu waxtaan pour ñu xool naka la Sénégal di songe mbas mi pour mucc ci. ba mu ko defee ñun suñu pàcc biñ dajeek moom li ñu ko waxoon mooy mbas mi pour ñu oyofal ko ci askanu Sénégal fokk ñu indi solution bu mucc ayib ci xëy mi waaye it fokk ñu xool nu ñuy def ba entreprise yi di dox parce que bu entreprise doxul xëy du am loolu il faut que ñu nangu ko. loolu moo nekkoon suñu tawat ordonnance bi mu jëkk a jël boo ko seetloo première ordonnance bi dafa jël loi ne ñetti weer bu kenn dàq kenn ak lu mën di xew. protéger liggéeykat bi. ça c'est extrêmement important
entreprise bu dem nag ba mënatoo ñàkk bañ a wàññi. defal li ñuy wax chômage technique mais chômage technique boobu sax daf ko encadré ne na nga fay juróom-ñaar fukk téeméer bu nekk boo daan fay ci salaire na nga fay juróom-ñaar fukk yi même bu nit ki toogee liggéeyut xam nga kooku nag wax dëgg yàlla jël na matuwaay pour liggéeykat yi loolu ñu ko ci sant di ko gërëm parce que ñu ngi soog a gisewaat ci kii bi ba loolu jeexee it mbas mi continuer dal ci kaw nit ñi mais démb safonte nañ ak moom parce que lu bëri xew na fi ci diggante bi. diggante bi Sénégal xam am na fi ay manifeste yu doy waar yu nga xam ne ubbi na bëtu ñëpp manifeste yu yàq bërëbu liggéeyukaay manifeste yu dem ba déborder manifeste yu jël taabalu jaaykatu caaf bi romb ko daaneel taabal ji dugal ci pneu yi lakk kooka bu xëyee nu muy def ba fexewaat table am na yu bëree bëri yu fi xew ñuy wax ne askanu Sénégal ñëpp am droit manifester. loolu moom mënuñu leen ko bañal te dañu ànd ci loolu waaye droit wu manifester nag warul fay droit wu liggéey kon bu ñu deetee manifester nañ nañu musal bérébu liggéeykaay yi secteur pétrole ci ñi gën a sonn ci manifester yooyu la parce que lu toll ci 70 stations service lakkal nañ ñu ko ci manifestation yi lu war a toll ci ay junni xëy ci manifestation yi ñàkk nañ ko ci kon loolu bokk na ci li nga xam ne aussi mu jur aussi président ne dafay xoolaat politique gu emploi surtout ci ndaw yi parce que loolu aussi message la woon bu ñu war a nangu ba def conseil présidentiel le 22 avril am ay décisions yu ci génn yooyu yëpp nag am solo ñu waroon ko càmbar décision yooyu aussi waxtaane nañ ko waaye bu amee orientation pour yokk xëyu ndaw yi mais à côté orientation boobu mu am ñu nga xam ne xëy mi am ba pare ñu ngi koy néewal doole loolu dafay doy waar loolu it bokk na ci tawat yi ñu ko junjoon pour que xëy mi am ba pare li ñuy wax violation liberté travail ak violation droit syndicaux yi ak violation droit liggéeykat yi loolu it bu dee sàkkum xëy na sàmm aussi xëy mi am ba pare loolu droit yooyu nag yu ci bëri violé nañ ko bokk na ci revendication yi fu mel ni Forteza CGO Diego fu mel ni mine yi nekk Sabodala Grand Moulin la fa xew bu yàggut APS la fa xew bu yàggut ñu dàq secrétaire ñu suspendre secrétaire général du syndicat ñiy liggéey ci information SYNPICS secrétaire général bi ñu suspendre ko ay weer fay ñu ko salaire joxuñu ko liggéey dàq fa ay jigéenu ay cadre mais loolu yëpp ak yeneen ñu jàpp ne quand même buñ dee yokku xëy mi nañu renforcer xëy mi fi nekkoon ba pare loolu bokkoon na ci aussi ñuy waxtaanee. beneen boo xam ne daañu koy wax SG mooy li xew usine de Kano Taïfor bi nekk fii ci diwaanu Mbour problème boobu ay syndicalistes ñu dàq leen benn ñu ni denn waaye ñu teg leen sax wala ñu yóbbu leen fi ma xam ne doonee benn lu toll fukk ak juróom benn 16 délégués loolu problème bu rëy la mu mel na que liggéey dañ koy gën a nasaxal gën a indil jafe-jafe syndicalisme tamit. loolu lu wér la parce que Taïfor la fa xew wax nañ ko Abbas Ndaw la fa xew wax nañ ko dañuy wax ne ku lim juum waaye li xew Taïfor moo xew aussi ca phosphate de Dendori bi nekk Matam. phosphate de Dendori bi nekk Matam liggéeykat yi toog nañ 16 mois amuñu salaire kenn fayu leen 16 mois boobu ba léegi te ba tey ñu ngi ci loolu ak li nga wax ni ci dàq liggéeykat yi ak délégué du personnel yi leen représenté ku def loolu mooy façon bi gën a garaaw pour néewal doole mouvement syndical pour néewal doole liggéeykat. ba tax na bokk na ci suñuy tawat loolu wax li nga wax ni yëpp bind nañ ko wax na ko chef CNTS/FC bind na ko wax ko chef de l'État ne ko bëgg nañ investisseur bu ñëw investir waaye investisseurs yi ku nekk ak sa aada daf ci am ñu nga xam ne lu leen neex la ñuy liggéeykat yi du ma tudd tur waaye Asie moom gis nañ ne liggéey ba nañ ko fay defee kii investisseur asiatique yooyu ñu ci bëri bu ñëwee foofu loolu mooy nekk ci seen xel loolu moo tax ba li xew ñu ne chef de l'État bu ñu dee def appel à l'investisseur cahier de charge yi ak nuñ ko mën di defee nañ fexe ba ñu jiiteel ci respect droit législation sénégalaise respect convention yi nga xam ne moo tënk liggéey bi loolu il faut ñu exiger ko ak ku fi mën di ñëw di liggéey parce que boo ñëwee te respecté woo loolu li ngay jur ci musiba moo ëpp li ngay jur ci jàmm li xew Taïfor dañ ci war a taxaw régler ko loolu waratul am
te syndicalistes yëpp dinañ taxaw jàppale camarades délégués yooyu ba ñu delluwaat seen place ba ñu teg seen i mbir ci yoon. mais est-ce que boobaa du doon problème parce que fii Sénégal lu ci bëri ci projet wala infrastructure yu bëri ñuy am ñooñu jógee Asie ñoo koy defar tey jii ñu bëgg ñu imposer lu mel seen réalité di wax ni boo syndiqué wala boo ñaxtoo wala boo waxee ñu dàq la sans droit ba yóbbu la sax ci yoon est-ce que boobaa du liggéeykat bi moo ci gën a perte état war na gën a taxaw jàppale lu ni mel loolu ñu éviter ko. mais exactement mooy li ma wax xam nga ñooñu tëbuñu tëb ñëw fi. buñ fi dee ñëw dafay fekk mooy am offre d'investissement. état moo leen ubbil état bi ubbil leen. état moo leen ubbil. am na ay zone de libre échange yu ñëw ci Afrique am na lu bëree bëri loolu dañoo wax ne. ñi koy dox décideurs politiques yi nañ bàyyi xel ci liggéeykat yi. am na solo parce que yaakaar naa président Macky Sall ku ko wax loolu war na ko mën a dégg boo seetloo ni muy tabaxee ni muy tëggee ay politique am loolu nag ñu ngi attirer attention pour mu bàyyi ci xel nañu fexe ba ñiy ñëw di jóge bitim réew di ñëw di investir Sénégal conditions yi na ci bokk respect strict yu nga xam ne war nañ ko jox liggéeykat bi te wéer ko ci suñu législation ci suñu règlement travail loolu moom vraiment waruñu ko sax négocier. te am nañ yaakaar ne dinañu dégg lu tax ñu am yaakaar ne dinañu dégg moom dafa liggéey lu bëri ci politique publique am yu nga xam ne dafay def li ñuy wax intégrité sociale ak équité sociale. équité sociale ak territoriale. et territoriale xam nga kuy def loolu ba def ci lu bëri def ay CMU bourse yu bëree bëri kon ku la wax loolu war nga ko mën a dégg moo tax ñu jàpp ne loolu war na ko faj ci ni mu gën a gaawee fexe ba investisseurs yi di naw di respecter suñu législation parce que loolu bu ko deful daanaka liggéey bi mu liggéey lépp ci wàllu équité sociale ak intégrité territoriale lu ci bëri dina naax saay. ñuy fàttali mbokk yi yéen a ngi seen émission gan gi tey jii di ñaari fan ci weeru mai ñu dalal Cheikh Diop di secrétaire général bu CNTS FC ñuy waxtaanee fête 1er mai ak mbiru liggéey alors SG liggéey ak Covid problème la yaa ngi ko doon wax léegi bu ñu xoolee ci Sénégal Covid la mu indi ci jafe-jafe bëri na mais am na leneen lu ci loo xam ne dañ ko ci rax li naan ñiy gàmmoog ñiy ras dem ànduñu licenciement abusif bi nga xamante ni dañ ko dégg ak gis ko ci entreprise yu bëree bëri loolu ci mbas mi dañ ci sukkandiku jafe-jafe la ci kaw liggéeykat bi. dëgg la parce que ba ñu jàkkaarloog président muy defal plan de résilience économique et sociale junjoon nañ ko ba mu kii loolu ma lay wax noonu première ordonnance bi. ci weer yu jëkk yooyu ñetti weer yu jëkk yi respecté nañ ko ndàq amul waaye ba mu passé dafa mel ni ndàq mi dafa mel ni tuleeg màlle profité nañ ci dàq ñi bugg a dàq profité nañ ci buñ dee yóbbu chômage technique sélectionné ñi ñuy war a yóbbu ak ñi ñu fiy bàyyi kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu yëpp am na ci affaire bi wax dëgg yàlla ba tax na mbas mi dal na bu baax a baax ci kaw liggéey bi ci kaw xëy mi loolu nag bala ma ciy sori ma bëggoon liggéeykat yi jël conscience ci loolu. 800000 pertes d'emploi la ñu wax bari na trop. 800000 80000. 80000 pertes d'emploi la ñu évalué gëm waaye yemagut foofu parce que évaluation dynamique la. waaye bala may dugg ci loolu dama bëggoon liggéeykat yi jël conscience nekk ay agents sensibilisateurs pour que askan wi di takk seen masque di respecter mesures barrières yi di respecter protocole sanitaire bi di bàyyi dajaloo bi ñoom ci seen bopp war nañ ci seen xar tànk tubéy parce que ñun la mbas mi gën a sonal te ñun ñoo ëpp intérêt pour mbas mi génn réew mi génn adduna bi ndax fii ci Sénégal évalué nañ ñun près de 80000 emplois perdus ak presque 200000 emplois menacés dalagul nag seen kaw adduna bi BIT évalué na 400 millions de emploi bu ñu perdre 400 millions yooyu emploi formel ak emploi bu nga xam ne activité yu wàññeeku yëpp boo ko évaluer toll na ci loolu fii ci Sénégal aussi li dal adduna bi moo leen dal perte nañ emploi yu bëree revenu yu bëree wàññeeku nañ activité yu bëree taxaw nañ ba tax na askan wi yëg nañ ko bu baax a baax rawatina liggéeykat yi kon ñuy attirer attention chef de l'État ci violation yooyu ñu wax léegi parce que profito bi aussi bari na te pourtant moom def na effort xëy na nag effort yi doyul ci wàllu entreprise yi waaye li ñu war a jëkk a jàngat mooy entreprise niñ koy saytoo ci Sénégal war nañ ko xoolaat
parce que entreprise bu nga xam ne am na juróom benn fukki at wala juróom fukki at wala ñeent fukki at di liggéey di def bénéfice ci durée boobu yëpp am lu dal ci sa kaw ñetti weer wala juróomi weer rek nga ne mënatuma fay loolu xam nga ça pose problème. problème la. problème gestion la ku def ay bénéfice ay ati at téeméeri at ñaar fukki at juróom fukki at bénéfice yooyu bu fekkoon aar nañ ko investir ko ni ñu ko war a investir sàmm ko ni ñu ko war a sàmmee. entreprise bi war naa mën a dox au moins atum lëmm te du am jafe-jafe. wala boog dina mën a juguler ay jafe-jafeem waaye nga daw ay weer rek ne mënatoo fay te nga def loolu yëpp kon loolu dafay am njàngat lañ ci war a tirer naka la ñu war a yore suñu entreprise problème de management la ñu war a kii yan xeetu entreprise la ñu war a taxawal dafa mel ni nag loolu décideurs yi njiitu réew mi ak kilifa yi ñu ngi koy commencé dégg parce que boo seetloo fan yi ñu ngi dajale kay nit pour def consortium pour dajale ay entreprise yu bëri taxawal entreprise bu mag bu am doole bu am activité wala boog mu ñu taxawal ay investisseurs yu bëri bokk ñu taxawal loolu xam nga investisseurs yu nga xam ne yow bu fekkee da ngay am projet bu mag bu mu war a liggéeyal Sénégal liggéeyal Afrique mu nekk budget bi li taxawal war projet bi war a nekk ci 100 milliards. kii indi 20 milliards am kii indi 10 milliards am xam nga kii indi 5 milliards am loolu saytu bi dina leer parce que du doon entreprise familiale du doon entreprise yu benn nit du doon entreprise yu poste ba lu la neex def loolu moo tax dajale ay consortium de taxawal ay consortium entreprise ak ay investisseurs yu am doole ñu taxawal dara sàmm ko looloo tax mu am solo dinañ mën a concurrencer ci sous région bi dinañ mën a sax concurrencer bitim réew te bu ñu fàttali ko nag bu ñu fàtte ne Afrique mooy avenir u adduna bi ci wàllu croissance la prochaine croissance sera africaine rax ca dolli ñun population ndaw lañ am kon nañ préparer suñ bopp ci wàllu entreprise ci wàllu xëy mi ci wàllu règlement de travail ci wàllu relation professionnelle pour que ñun Afrique nekk réceptacle économique bu adduna bi di ñëw comme ni mu nekk woon réceptacle main d'œuvre ba ci colonisation bi loolu nañ ci bàyyi xel nañ préparer suñ bopp gëm suñ bopp loolu nag dama koy faral di wax boo seetloo li xew ci njàng meeg njàngale mi ak ci liggéeykatu kër docteur yi war nañu gën a gëm suñ bopp lu tax 1980 ba ñu commencé di élaborer les politiques d'ajustement structurel bailleurs de fonds yi ne bu réewu Afrique yi surtout Sénégal bu ñu investirati ci santé bu ñu investirati ci éducation tere leen ko ba pare nañ wàññi effectifu fonction publique politique d'ajustement structurel lim ñu jural bari na gis nga revendication yi ngay dégg yëpp ci secteur éducation ak santé foofa la bàyyi ko parce que bañ leen waxee bu leen recruter ti bu leen jëlati kenn bu leen ci dugalati xaalis te njàng mi taxaw ñu war a jàngal suñ doom yi dañoo créer li ñuy wax vacataire volontaire xeetu jàngalekat yooyu nga xam ne dugguñu fonction publique ñoom ñoo jóg tey di revendiquer pour ñu régulariser seen situation ak ci santé bi aussi looloo fa am kon ñooñu loolu ñu yóbbee woon nañ ko moytu bi yoon rawatina boo seetloo bi ñuy saytu mbas mi agent de santé yi communauté santé bi ñooñu ak njàngale mi xam nga njàng moomu ñu bëggoon néewal doole mais ñoo jur tey professeur Seydi ak équipe am ñoo jur professeur Bousso ak ñeneen ñi saytu dëgg-dëgg xeexu mbas mi njàng moomu ñu bëggoon néewal doole moo leen jur Macky Sall mi sax njàng moomu ñu bëggoon néewal doole moo ko jur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé njàng moomu ñu bëggoon néewal doole ñoo ko jur te pourtant taxaw nañ kon nañ gën a gëm suñu bopp secteur éducation nañ ci bàyyi xel pour que seen jafe-jafe yi ñu régler secteur santé dañoo saytu mbas mi ba Sénégal nekk deuxième ci ñi gën a saytu mbas mi façon bu mucc ayib kon kooku war nañu loolu ay leçon la yu war a tax ñu gëm suñu bopp xam ne war nañ taxaw xoolaat suñu système éducation xoolaat suñu système sanitaire bañ ko natt ci bitim réew natt ko ci suñu réalité buñ ko defee rek dinañ réussir. mais est-ce que loolu c'est pas paradoxal par rapport ak li nga wax ci wàllu santé bi te ñu gis ni ci secteur santé bi bëri na ñu ci liggéey ñoo xamante ni dañuy wax emploi mais sax boo xoolee ci bërëbu fajukaay yi ñu ne di liggéey fa la leen di fayee ay 30 000 25 000 ba 50 000 sax yenn saa yi la leen di fay et pourtant ñoo ne ci au premier plan ci xeex santé bi. xeex mbas mi est-ce que du problème dëgg-dëgg ci emploi précaire looloo tax may wax parce que système de santé bi da nga ciy gis li ñuy wax ay liggéeykat contrat de partenariat ay xeetu contrat yu nga xam ne contrat de prestation de service contrat de prestation amul ci de service amul ci relation professionnelle yow mun nga am sa entreprise dem uti liggéey ci beneen entreprise ñu defal la contrat de prestation mais yow en tant qu'individu en tant que liggéeykat mënuñu la defal contrat de prestation dañ lay defal contrat de travail
te contrat de prestation yooyu dafa bari ci xëy mi ak contrat de prestation yi ak sous-traitance de main d'œuvre mi ngi représenté 60% ci xëy mi Sénégal ëpp na. ñooñu seen condition précaire yi ñu nekkee il faut que ñu taxaw ci am na ci santé bi am na ci banque yi am na fépp amoon na pétrole mais ñun dañ ci taxaw wàññeeku na mais jeexagul. ak feneen kon nañu consolider emploi bi nañ ko dëgëral xëy mi nañ ko dëgëral te bàyyi caaxaan yi ñu ngi wut ay contournement di wut ay xeetu contrat yu am fii ak yu amul fële yooyu yëpp dañ ko war a dakkal pour di def yoon bu ñu doxalee yoon rek jàmm dina am te kenn nag bu mu yaakaar ne mën nga am jàmm sa borom nekk ci musiba mu sax ba abada loolu mënul nekk kon nañ fexe ba xoolaat relation de travail yi humaniser ko mais également ñu xoolaat relation yi mbas mi loolu bokk na ci li mu jàngale boo seetloo mbas mi bi mu dalee ci kaw adduna bi xam nga dañ nekk ci mondialisation ñu war a ubbi frontières yi ku nekk di dem ak a dikk économie bi war a kii mais mbas mi bi mu ñëwee dafa tëj frontières yi ñëpp toog confiné économie bi rax ci dolli États-Unis bi ëpp doole ci àdduna bi Union soviétique da doon chargé ay cargo Antonov di dem di ko dimbale pour jox ko matériel sanitaire boo seetloo Cuba pays tiers monde dafa jël ay centaines de médecins di ko yóbbul Italie pour ñu dimbale ko yóbbul waa Europe pour ñu dimbale ko boo seetloo États-Unis état yu bëri fu mel ni Ohio 500,000 sans domicile moo fa am bi mbas mi dalee xam nga sans domicile yooyu da nga leen daan romb doo yëg ne nit a nekk fii dafay mel ni mbalit moo fa nekk ñu romb leen dem ba mbas mi ñëwee dañ leen a jël ñoom ñëpp dugal leen ci ay hôtel di leen faj di leen jox ñuy lekk ut ay médecins ñu leen di xool waaw loolu lu tax jëkkee wuñ ko woon avant mbas mi kon adduna bi dafa waratul doxe ni mu daan doxe adduna bi relation yi ak ci xeetu bilatéral ak yëpp dañoo war a dugal ci doxalinu adduna solidarité dañ ko ci war a dugal valeur travail dañ ko war a dugal pour adduna bi mën a mucc ayib suñ ko deful adduna bi du mucc ci ayib lu tax bi mbas mi ñëwee ñu commencé ko def nañ ko continuer pour adduna am jàmm réew lu mu am doole dafay soxla solidarité réew lu mu néew doole démérité wul solidarité nañ jàppe noonu adduna bi pour que mu mën a dox loolu vraiment leçon la. d'accord alors SG leneen loo xam ne faaw ñu wax ko mooy mbiru CDD du contrat durée déterminée yi nga xam ne du mos a jeex dañuy gis ñu defal ko nit mu nekk ci entreprise 5 ans 10 ans est-ce que loolu du problème aussi ci liggéey. wër-wërloo bi la ñu war a arrêté li may wax wër-wërloo mooy ba ñu waxee contrat à durée déterminée ñun dañ ko encadré woon dañu xeex ba contrat à durée déterminée mënuñu ko renouveler 2 fois. loolu moo nekk ci texte yi. ci ñaata période la war a am 1 an 2 ans. non période bi sax amul solo xam nga lu am solo. bu fekkee liggéey bi taxaw na ñu ne dañ lay defal contrat à durée déterminée 1 an. bu fekkee dañ lay defal 6 mois. lu mu ci mën di doon buñ ko renouveler beneen yoon bu fekkee lañ soxla woon mi ngi fi ba tey dutul mën a nekk ñu contrat à durée déterminée ak durée bi mu doon bu dee weer bu dee ñett mënatu ko nekk contrat à durée indéterminée la war a doon. loolu la texte yi wax. pour continuer loolu moo tax ma waxal la léegi contrat yi ñoo contrat de prestation de service yi ma la waxoon léegi pour continuer loolu moo tax kon wër-wërloo bi lañ war a dakkal moo tax pour continuer loolu parce que liggéeykat day ñëw fenn ñu defal ko contrat à durée déterminée 1 an. mu jeex ñu renouveler waat ko bu jeexee waratuñ ko renouveler ñu defal ko contrat de prestation de service contrat de xawma loolu moo ko indi te loolu ça n'existe pas kon dañ ci war a taxaw wër-wërloo bi na dakk nguur gi na taxaw pour que ñu fexe ba. liggéey bi muy wutal ndaw ñi ak bi muy wutal askan wi li am ba pare nañ ko sàmm ko bu baax loolu aussi vraiment ci xëy mi la bokk contrat yooyu ngay wax yëpp ak contrat yi nga xam ne jaarul ci yoon yëpp wër-wër moo ko indi alors léegi yaa ngi doon wax mbiru solidarité yaa ngi doon wax mbiru jàppalante ci wàllu liggéey am na ñuy wax naan ñu créé woon benn fonds mondial pour la protection sociale dina nekk pexe boo xam ni mooy gën a gën ci jàppale bi loolu ban xalaat ngeen ci am. bokk na ci doléance yi njëbal chef de l'État te am naa yaakaar ne Sénégal dafa am 4 centrales syndicales ba juróom yu mag yu nga xam ne dañoo bokk ci international bu mag ñu koy wax CECI. international boobu ki ko jiite woon. tey jii moo nekk directeur général lu bay OIT. muy Gaye Rada moo jiite woon suñu international boobu léegi moom moo nekk directeur général lu organisation mondiale du travail. ñu am ay réseau yu bëri ci àdduna bi di waxtaan ci nu ñuy def ba relation professionnelle yi nekk yu mucc ayib effectivement mbas mi li mu jàngale mooy war nañ am un fonds de solidarité mondiale bu nga xam ne
dañ koy jàpp niñ jàppe yeneen fonds yi jàppe ko di ko alimenter pour que protection sociale couverture maladie yooyu yëpp nekk lu mucc ayib te état yi di ko jokkalante pour mu gën a yomb parce que fii ci Sénégal boo seetloo protection sociale dañ ko yemale ci système de salariat maanaam soo amul contrat de travail am salaire bokkoo te pourtant Sénégal ñi liggéey am salaire système salariat bi matuñu 15% population bi même pas ñii liggéey ña nekk ca càmm ga nekk ca mbéy ma nekk ci marché yi nekk ci atelier yi mais ñooñu aussi dañu war a yaatal protection sociale ci ñoom bu ñu feebaree mën a faju ci anam yu yomb bu seen njaboot feebaree ñu mën leen a faj ci anam yu yomb bu ñu demee ba seen liggéey am rëq-rëq mënatuñu xëy ñu am lu ñu leen di lu ñuy dundee comme ñun ni ñu amee accident de travail même ñun ñi nga xam ne fa la système de protection salariat bi nga xam ne fa la système de protection sociale yem am na lu manqué parce que ñu ngi wax flexibilité bu ñu ko dee wax mais mënuñu ko def ci condition yii parce que flexibilité dafa laaj système de protection sociale intégrale maanaam da ngay am maladie am retraite am vieillesse mais aussi da ngay am accident du travail mais da ngay am indemnité de chômage ñun protection sociale 5 branches la 4 yi lañ am chômage amuñu ko. indemnité chômage amuñu ko waaw naka nga bëggee flexibilité. te beneen bi pension yi ñuy wax aussi des fois ay pensions yu jéggi dayoo lay ne. yu kenn dul wax yu jéggi dayoo lay doon pension yooyu nag ñu ngi ci xeex pour que li ma wax léegi minimum vieillesse am maanaam da nga daan gis kuy payu pension 7000 francs 8000 francs wax dëgg yàlla nag loolu. amélioration am na ci parce que xeex nañu ba conférence sociale bi ñu mujj a def sur le système de retraite amélioré na ko bu baax a baax léegi pension bi gën a néew dafay toll ak SMIC bi daanaka mat na 50 000 te bu njëkk ba ay 7 000 ak 8 000 lu nekk nga daan gis ci pension yi loolu wax dëgg yàlla réglé nañ ko ba pare fexe nañ ba mensualiser pension yi waaye loolu doyul dañoo war a fexe ba bu ñu buggee def flexibilité dañoo war a fexe ba indemnité de chômage am xaw ma nu ñu koy defee nag waaye xalaat yi mun na nekk assurance chômage mun na nekk indemnité mun na nekk caisse gu nga xam ne ñëpp a koy alimenter pour que nit ki su amee liggéey tey bu subaa bu ko ñàkkee bala muy amaat liggéey mu am lu mu dunde moom njabootam am lu mu fajoo moom njabootam réew yi am flexibilité noonu la fay demee mais duñ xëy indil ñu ko te réglé wuñu problème mu kii protection sociale intégrale bi. alors leneen loo xam ne war nañ ko wax renforcer waxtaan bi ci biir entreprise yi wala ci biir kër li ñuy wax dialogue social tey jii nii faw buñ bëggee dal am ci biir entreprise yeeg ci biir bërëb liggéeykaay yi ñu renforcer dialogue social bi tey jii nii loolu est-ce que mun na nekk. am moo revendication la bu nga xam ne ñu ngi koy porter dañoo wax ne il faut mu am yeneen xeetu relation diggante xëy mi ak njaatige yi ak ñi xëy dañoo war a établir ay relation yu nga xam ne day nekk genre contrat social dem nañ ba xalaat est-ce que duñu instaurer li ñuy wax indexation des salaires ci coût de la vie dem nañ ba jàpp ne war nañ toogaat taxawal nag kuréel yu nga xam ne day nekk kuréel yu saytu xëy mi te mu nekk kuréel yu dawal yërmande ci biir xëy mi ak équité parce que ki yor capitalam ak lu mën di xew bu ko investirul doo liggéey ki yor capitalam investir ko bu amul ñu ko liggéeyal capital ba day naax saay kon loolu buñ ko jàppee doxale ci suñuy diggante ay relation yu nga xam ne dañ ko teg ci yoon man am naa yaakaar ne loolu dina mën a nekk te li jiitu ci loolu mooy entreprise boo ko yoree fixer salaire yi nga xam ne moom la bare mu secteur bi wax nga koy fay correctement ñii xëy aussi di xëy di liggéey correctement parce que xëy mi aussi il faut que ñu fonk ko loolu moom ñun bokk nañ ci ñi koy défendre nit ñi dañu war a liggéey di xëy sa heure di wàcc heure di xëy sa heure di wàcc heure di lépp loo gis ne day yàq xëy mi day yàq liggéey bi day yàq sa entreprise nga moytu ko te nga signalé ko bu fekkee dépendrul ci yow loolu moom condition la loolu buñ ko defee ñu leen di fay correctement di leen traité correctement di fay seen couverture médicale correctement di fay seeni retraite correctement ba pare nag dawal li ma waxoon léegi nouveau contrat social bu ñu demee ba gis ne entreprise bi def na ay bénéfice tant waay war nañ ci mën a lu en dehors de toute considération war nañ ci mën a comp jox gaañi jox ci liggéeykat bi tamit jox ci liggéeykat bi parce que moo ko liggéey. entreprise ku ci ne di liggéey ba mu meññ lu bari am nga ci wàll. wax dëgg yàlla moo tax ñu jàpp ne war nañu instaurer beneen système en dehors
du contrat de travail en dehors du contrat salarial plutôt beneen système bu nga xam ne day ñëw en plus du contrat salarial bu nga xam ne bu fekkee ñun ñëpp dañu liggéey ba mu jur dara ñu am ci dara boo seetloo fonds li ngeen di wax fonds yi am fonds commun yi foofu lu juddoo lan moo ko lal dañoo jàpp ne douanier bi wala kii liggéey trésor wala ki nekk ci administration bi di am liggéey bu muy def bu nga xam ne day indi alal pour administration bi day indil alal kër gi aussi kooku boo jëlee douanier bi nga gis douanier bu nga xam ne dafay jàpp fraudeur bu nga xam ne li mu yor dafa nekk 400 millions te moom bàyyiwul xel ci fonds commun mais yaa ngi koy exposé ci corruption borom 400 millions yi neen mën na ko ne naa la jox 100 millions nga bàyyi ma dem exemple la mais bu fonds commun amutoon loolu moom du fi jeex même bi fonds commun amee sax am nañu jàpp ne war nañu gën a càmbaraat mbir yi donc ñooñu buñ jàppee ne kii buñ ko jàppee 400 millions yi muy am bu at mi deewee keneen jàpp keneen moom dina ci am 20 millions du ko jaral parce que réew ma koy gënal loolu xeetu kii la bu nga xam ne xeetu encouragé liggéeykat bi la bu nga xam xeetu motivation la bu nga xam ne war nañ ko yaatal ci bépp fànn pour que suñu réew mun a ñoŋ mais aussi pour équité ak justice aussi am donc loolu moo tax ñu ngi xalaat ñuy def indexation des salaires sur le coût de la vie te loolu nag wax dëgg yàlla maa ngi ci profité pour gërëmaale waa secteur pétrole parce que secteur pétrole ñun amoon nañ indexation bi ñuy remarqué tey indexation des salaires amoon nañ ko en 1992 lañ ko abolir te amoon nañ fekkoon nañu am ko bari ko doon dawal indexation des salaires sur le coût de la vie mooy lan mooy bu ñu demee ba gis ne inflation bi yokku na inflation bi at mi da ciy yokku léeg-léeg di wàññeeku wala mu stagné wàññeeku bi sax bariwul mais bu ñu gisee ne inflation yokku na 5% ci at mi mais war nañu indexer salaire yi war nañu augmenter salaire yi au moins 2% wala 3% pour que góorgóorlu bi aussi résorber tuuti gabu kii bi gabu inflation bi comme ça revendication augmentation de salaire sax xëy na ay cas exceptionnel tax muy am mais loolu su amee chaque fois bu indexation bu salaire bu kii bi yokkoo inflation bi yokkoo salaire yi yokk topp ko nit ñi dañuy gën a féex lu bëri day mun a kii donc loolu revendication la bu bees bu ñu dugal ren ci cahier de doléances yi donc loolu am na solo trop. am na solo ñuy fàttali mbokk yéen a ngi seen émission gan gi tey jii ñu dalal Cheikh Diop di secrétaire général bu CNTS FC ñuy waxtaan ak moom ci mbiru 1er mai ak mbiru liggéeykat yi alors Cheikh Diop. juróomi centrale syndicale ñoo ëpp doole ci Sénégal mais ni nga ko waxee démb leen di président dalal yeneen syndicats yi centrale yëpp dugg nañ ci dafa mel na que amoon ngeen mébét def benn cahier de doléance comme ngeen bokk mbir bi mais loolu mujjul sotti. xam nga cérémonie 1er mai bi ni ñu ko doxalee nii il faut que ñu fàttali ko te man jàpp naa ne tamit war na am seet. su ma laaj bi soo ko gisee mooy dafa mel na ba tey syndicats yi liste yëpp wala syndicats yëpp du ñu bokk di waxandoo ci benn mbir rek ku ne dafa ngay jëm sa yoon. voilà loolu moo taxoon ñu def élection de représentativité pour que parce que ñëpp a daan wax gis nga cérémonie 1er mai bi bu ñu deful woon élection. pëccëxoo lay doon parce que Sénégal am na presque lu ëpp 20 centrales syndicales yu fi nekk. bu fekkee defuñu réglementé wuñu tuuti suñu relation yi day jaxasoo trop ba mu ëpp moo taxoon ñu def élection bi ñu defee élection 4 centrale moo génn ñu nga xam ne ñoo war a nekk interlocuteur u état bi waaye loolu tekkiwul ne yeneen centrale yi dañ leen war a fay ñun FC liñ jublu woon bañ koy def ba ñuy tëgg élection yi liñ ci jublu woon mooy ñu xool courant syndicaux yi ëpp doole. bu ñu feeñee bu leen liggéeykat yi confirmé ñeneen ñi doxale ay relation seen diggante pour que ñu jëm ci fusion bu munee nekk bu munul nekk it ñu créer ay cadre yu nga xam ne ñun ñoo koy bokk pour wàññi tasaaroo bi ñun loolu lañ ci jublu woon parce que 4 centrale fu ñu génnee yow nga nekk ci yeneen juróom-ñett ci yeneen fukki centrale yeeg juróom yi des war nga ñeent yooyu ko nga xam ne am ngeen proximité idéologique war jigéen ñoo ngeen ci wàllu xalaat ak ci wàllu jëf mais nga dem ànd ak moom di liggéey bu fusion mënee am xayrun bu fusion mënul am aussi ngeen am cadre de concertation bu nga xam ne bu doléance jotee wala bu revendication jotee yow boo yëkkatee mu ñëw jàppale la moom bu yëkkatee nga ñëw jàppale ko loolu mën nañ ci dem ba
am ñaar wala ñetti centrale syndicale ci Sénégal mun na nekk parce que am na réew yu ko def. yu nga xam ne ñetti centrale ñoo fa nekk wala juróom maximum du ko passé am na ñoo xam ne sax ñaari centrale la ñu am kon loolu Sénégal bu fi ñaar fukki et quelques centrales amee kon y a problème nañ ko xoolaat waaye pour revenir ci sa question bi ñun ñooñu bokk international boobu ma waxoon muy CESI juróom lañ kenn ki sax xëy na ci élection yi bokkutoon ci ñi représentative waaye dajaloo nañ la ma doon wax léegi lañ bëggoon a am ñun dajaloo nañ ñun juróom nekk benn ñun ñoo def cahier de doléance commun ginnaaw ñun ñoo ko def nag ñële war nañ ko mën a def te ba ñuy wax normalement 1er mai. kon ñi ëpp doole daje nañ ñi néew doole ñoom ba léegi kenn ku nga ber sa langue voilà ñun ñëpp voilà looloo fi am parce que cahier de doléance yi benn centrale yi néew doole ñëpp ku nekk da nga def sa cahier de doléance ñu déposé juróomi centrale yi ëpp doole def benn cahier de doléance déposé na ko waaw loolu mooy lan. mais est-ce que loolu nag problème bi kon du ci ki ngeen di waxal kilifa gi ku mel na état bi bu dee ñii ñoo ëpp doole te ñii am nañ benn kàddu ñi néew doole ku ne ber sa langue man su may wax ki am doole laa war a waxal parce que kooku foofu nga war a fajee. xam nga ñooñu ñu lay waxal sax gaa ñooy négocier tamit waaye ñun dañu am na lu nga xam ne aussi principe la ci ñun du ñu nangu ñooñu néew doole ak lu ñu néew doole ñu dal seen ko wala ñu supprimer leen ñun dañu jàpp ne. ci mbir mi lañ bokk organisation syndicale yëpp ñoo yem dignité waaye yemuñu représentativité mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk kon nañ leen bàyyi ñuy doxal niñ ko bëggee ba waxtaan ci suñ biir ba am fu lu ñu nangoonte loolu moo jaadu kon état war ci dugal loxoom waaye li ma bëgg a wax mooy 1er mai bi ñu defee élection yi ba koy waxtaanee mais ñun dafa am lu ñu proposé woon te loolu ñu ngi koy bëgg a jàdd dañoo waxoon ne centrale syndicale yi représentative ñeent yi ñooy jël kàddu waaye ñeneen ñi buñ leen bàyyi noonu rek nañ leen wutal ku leen di jëlal kàddu ci seen tur mais loolu amatul xam nga lan dafa transformé ba mel ni juróomeelu centrale mooy wax te juróomeelu centrale boobu dafa wax ci turu centrale yi nekk yi amul kàddu kon jàpp naa ne dafa waroon balay def discours am dafa waroon concerté wu ak ñoom jàpp naa ne waroon na liggéey aussi comme mooy 5e centrale te représentatiful mais ñu ngi koy jox kàddu dañ koy jox kàddu ci mu cëral ñi nga xam ne ñëpp amuñu représentation pour ñu am porte parole nag boo ko doonee doo doon sa porte parole bopp da nga doon porte parole ay nit loolu critique la bu may def amical à notre ami Sidya Ndiaye ne bu dee defati discours am 1er mai wala muy kii ne waxtaan ak yeneen centrale yi nga xam ne day wax ci seen tur pour que seeni préoccupation mu intégré ko ci seeni discours mais moom ci boppam comme mooy leader bi en fait moo ci ëpp mbooloo ci ñi gën a ci ñi amul représentativité war na sol dàllam waxtaan ak ñooñu ñun ñii it war nañ ko def pour que ñoom ñu am cahier de doléance comme ñun niñ ko amee parce que joxe nañ exemple bi ñun ñi ëpp doole kon ñoom ñi néew doole war nañ mun a boole seen doole pour gën a am doole def benn cahier de doléance déposer ndoo ko ñoom ñëpp man jàpp naa ne loolu moo jaadu. xam naa Sidya dana ci indi leeral mais critique amicale buñ koy def la nekku fi critique la mais duñ la mën a bàyyi nga xaw ci sore tuuti puisque nekku fi te waxtaan suñu biir la ñuy def mais de toute façon précision boo def la ñu bàyyi xel ci luy mel alors SG Cheikh leneen loo xam ne dañ ko wax mooy centrale yooyu nga wax ak seen i njiit dafa mel na que sénégalais aussi benn nit rek la ñu yàgg di miin wala di xam muy jiite kër yu ni mel tey jii nii ndax yéen a ngi xalaat ci wàllu alternance bi bàyyi xel ñeneen ndaw ñi nga xam yéen a ngi leen di ànd ak yéen a ngi ànd ak ñoom ci wàllu relève bi ndax it loolu dana ci am solo. loolu kuy jiite ay nit war nga ko bàyyi xel parce que boo ko bàyyi xel dina ñëw boo ko bàyyiwul xel dina ñëw kon li gën mooy nga bàyyi ko xel mu ñëw ci anam bu rafet. bi ci des mooy suñu charte yi tëgg suñu centrale yi tëgg syndicat de base yi dafa am démocratie moo ko lal. da nga war saa yu mandat bi jeexee nga tegaat ko ci table bi ku bëgg laaj loolu moo war a am. léeg-léeg dina am ay retard léeg-léeg dina am ay abus. waaye war nañ bàyyi xel ci renouvellement mandat yi bu jotee nit ki nag kenn ku nekk nag texte dafay am valeur intrinsèque am kenn ku nekk ni ngay doxale sa àdduna loolu moom waru ko sax basé ci texte. da nga war a ko basé ci li nga xam ne jàpp nga ne moo jaadu texte ñëw encadré ko man jàpp naa ne boo jiitee ay nit ëpp la wala dara kóolute rek la war nga bàyyi xel ne bu dem jotee war nga dem ñoom it ñu toog man bi ma nekkee syndicat pétrole jiite naa ko 96 ba presque 2016 je crois jiite naa ko waaye biñ créé synthèse FC dama bàyyi syndicat pétrole ki toppoon ci man sama adjoint dama ko proposé. congrès entériné ko Abdourahmane Sissoko mooy jiite syndicat pétrole. texte yi may ne la nga proposé ko. mais oui
waruñu dem assemblée générale ñëpp ñëw. moom laa la wax ku bëgg ni man dama bëgg jiite. kay loolu noonu lay demee sax proposer du damay ñëw ne leen Abdourahmane Sissoko moo may remplacer déedéet dama proposer mon retrait. pour que ñu organiser congrès booy organiser congrès délégué yi nekk SAR dañuy ñëw délégué yi nekk Shell dañuy ñëw délégué yi composé secteur pétrole yëpp dañuy ñëw kenn ku nekk da nga yor mandat de vote. waaye loolu dàqul concertation bureau exécutif bi bu ñu concerté woo parce que même bu candidat yu bëri amee dañ koy jëbal bureau exécutif ñu discuter pour xool naka la ñuy mën a amee consensus. ci consensus boobu laay wax pour bañ a indi xëccoo. pour bañ a indi xëccoo mais bu consensus amul xëccoo day am dañuy dem voté ji. loolu moo fi am ca biir consensus boobu la ñu d'accordoon ci sama adjoint loolu laa bëgg a wax. mais du man maa ko imposer wala maa ko kii ci lañ ci d'accord woon sama adjoint parce que candidat la woon donc kooku ba tey mooy jiite syndicat du pétrole. yàlla dogal mu xaw a tawat ñu ngi koy ñaanal yàlla gaaw fëgg yaramam ba mu oyof parce que soxla nañ ko ci syndicat bi te liggéey na ci liggéey bu am solo bu mucc ayib. léegi nag Sara Konaré bi toppoon ci moom mooy assurer intérim bi ñu war a dem congrès confirmer ko wala ñu falaat keneen man dañ ma cërale président amul ci syndicat daanaka président d'honneur la rek. président d'honneur la cër la bu ñu ma jox honorifique la. waaye auma signature auma décide auma dara lu may décider waaye nag ci syndicat bi laa bokk bu ñu ma soxlaa ci waxtaan yi dama war a ñëw toog waxtaan ak ñoom loolu moo tax ñu may gis souvent ci négociation yi wala ci rencontre yi ñoom ñoo koy sàkku. parce que nag ci laa bokk ba tey ci syndicat yi membre fondateur laa ci donc centrale bi di CNTS FC aussi man dama am plan de carrière sama plan de carrière bu jeexee. ni ma ko tracé plutôt su du ma ci jàdd dara. loolu rek la foofu laa mën a yem. maanaam doo ñedd bool bi daal. du ma ñedd bool bi mukk ba àdduna tukki na ma def ca pétrole. am naa yaakaar ne noonu laay def ci syndicat pétrole ci CNTS Force. mais ci ñaata jamono la nit war a jiite centrale syndicale comme tey jii mandat yi par 2 ans lay nekk par 5 ans ñaata yoon lañ ko renouveler ndax loolu bëggoon nañ ci benn leerlu. waaw loolu laaj bu am solo parce que daf ci am. syndicat yu nga xam ne dañuy limiter mandat yi am syndicat yu nga xam ne amul limitation de mandat foofu yoon dafa ubbeeku waxu tegul kenn dara. maanaam foofu ku fa jiite moom da ngay tëdd ba doyal jiite ba doyal rek. déedéet xaaral ma leeralal la gis nga dafa am yenn saay lu ñuy ŋàññi lu nga xam ne buñ ko dindee musiba am gis nga syndicat yi nga xam ne dañuy limiter mandat ku am deux mandats da ngay dem keneen ñëw boo ko seetloo syndicat yooyu. kenn membre syndicat bu nekk mën na ko jiite syndicat enseignement supérieur xam nga professeur ñoom ñëpp ñoo yem pro rek ñoom ñëpp am xam-xam. kenn ku topp rek sa morom mën na la remplacer ci li ngay def syndicat jàngalekat yu bëri noonu la ñu mel syndicat waa kër liggéey maanaam syndicat yu nga xam ne syndicat d'élite yi. leader yi ñi jàng mi intellectuels yi seen syndicat yi loolu la ñu ci bëri loolu lañ mel am nañ ci droit parce que kenn ku nekk mën nga remplacer sa morom mais boo jëlee mouvement ouvrier boo ko fa instauré musiba am. xam nga lu tax man bi ma jëlee syndicat du pétrole en 96 nekkoon directeur adjoint SMCAD yi yor syndicat bi patron yi dañoo gis comment ce changement yu bëri du ma fi nekk di lim waa pétrole yi may wax la xam nañ ko. ñu ne ma léegi da ngay bàyyi syndicat bi parce que directeur bi dafay dem retraite 2 ans fii ak 2 ans da ngay bàyyi syndicat bi ñu préparer nga remplacer directeur bi ma lank carré. ndax lan. mais syndicat bi jamono yooyu yaakaar ji nit ñi amoon ci man ak syndicat bi ni mu doon doxe avant suñu génération daawoo dégg syndicat du pétrole participer ci dara. liggéey boobu ñu fa doon liggéey pour émanciper secteur du pétrole pour que secteur du pétrole ak multinationales yi ñu dox liñ ci liggéey bari na parce que fexe nañ ba sénégalais yi sax dugg si ci secteur du pétrole te loolu ci syndicat bi la bàyyeekoo. loolu liggéey boobu ñu fa doon liggéey ak ni ñu organiser woon secteur bi ak ni ñu jàkkaarloo woon nag multinationales yi pour que ñuy doxal lu juste lu correct di séddoo salaire yi ni mu waree bañ am retraite ak complémentaire ak yëpp bañ am avantage yu bëri loolu lañ bëggoon a arrêté. te loolu dig nañ ma lu ne ma nekk directeur am salaire u 2,5 millions maa ngi koy wax fii ñëpp dégg nañ ko parce que ki ma remplacé woon européen la Di Lorenzo la tudd 5 millions la amoon diggoon nañ ma sax moitié salaire am. ak yeneen man mi nekk national mais loolu yëpp dama ko bañ parce que jàpp naa ne liggéey bi ma doon def ci secteur pétrole bi moo ëppoon solo waaw léegi dama pour ñu dellu ci sa question bu fekkente ne dañu limiter mandat yi wala bàyyiwuñu
mouvement ouvrier parce que man je suis un produit du mouvement ouvrier hein. Parce que ce n'est pas amoon naa un certain niveau ko mais man produit mouvement ouvrier la man mouvement ouvrier moo ma formé gis nga dañuy wax ne bourse du travail yi liggéey koo fa gis mu jiite wala koo fa gis mu nekk permanent liggéey katta buñ dàq léegi nag boo leen lëjalee jiite mouvement jiite syndicat buñ limité mandat yi boo amee 2 ans nga dem gis nga processus bi ñuy tabaxee leader mouvement ouvrier dafa wuute ak processus bi nga xam ne moom la leader élite bi am mouvement ouvrier pour nga jiite ko da ngay nekk délégué du personnel di jóg di daanu ñu lay dàq ngay bañ yenn saay sax ñu dàqale te doo egsi leader syndical donc ni ñuy tabaxee leader ci mouvement ouvrier dafay jël temps processus la processus boobu su yeggul nga éliminer ko kon dinañ dem ba mouvement ouvrier am carence de leader ni ñuy tabaxee mouvement ouvrier bu processus bi day nekk délégué du personnel ñu koy dàq muy dem di dem ba mu yàgg mu nekk délégué syndical di dem di jàng di dem tribunal di dem inspection di dem ba nekk responsable syndical de base jiite syndicat professionnel di dem ba jiite central kooku bu jaaree foofu yëpp mu ñëw ci central bi def benn mandat wala ñaari mandat nga ne ko génnal balay processus bi di renouveler wu dina yàgg loolu tekkiwul ne dañ fa war a toog nag ba abada tekkiwul loolu kon ku jiiteeti mbooloo na nga def li nga war a def yëpp ci wàllu formation jàppale say camarades pour ñu egsi fi nga egsi pour que yow aussi nga bañ a éterniser wu ci kii bi mais processus bi daal ni ñuy tabaxee leader ci mouvement ouvrier dafa wute ak ni ñuy tabaxee leader ci yeneen syndicats yi loolu aussi nañ ci bàyyi xel pour bañ a ŋàññi de trop mouvement ouvrier seen njiit yi. D'accord Cheikh xam naa ni bala ñuy tàggoo rapidement une dernière question mbas mi ba léegi nii bon ñi ngi sant yàlla wàcc na bu baax a baax lim yaa ngi wàcc mais ba léegi desee ñi nga mag yooyu tey jii ci milieu du travail bi ci wàllu liggéeykat yi ban taxawaay la liggéeykat yi war a am pour ci dernier virage bi ñu xeex mbas mi mu jeex benn yaay ñu mën a tàggoog moom ci Sénégal. mooy li ma la waxoon xam nga dama jiital xëy na sa laaj bi ñun liggéeykatu Sénégal monde du travail. ñu ëpp intérêt pour mbas mi gaaw a génn kon ñoo ci war a gën a taxaw niñ ciy taxawee mooy nañu dem ñàkku ji parce que président def na effort ba indil ñu ay ñàkk kon nañu investir ci campagne de vaccination bi bénévolement. nañu suñuy njaboot tàmbale ko ci suñu njaboot nañu imposer protocole sanitaire bi nañu wàññi xew yi nañu def ay agents de sensibilisation di dem ci nit ñi di leen wax mbokk yi ak képp ku ñu xam nañu fexe ba nit ñi respecter protocole sanitaire bi ñi war a ñàkku ji ñi warute ñàkku ji gën a respecter protocole sanitaire bi ñàkku nag terewul nga continuer respecter protocole sanitaire bi donc ñun campagne suñu bopp la ñu war a am pour ñaax askan wi ñu gën a vigilant ci mbas mi pour mbas mi jógee fi parce que mbas mi su fi jógee ñoo ciy ëpp intérêt ñun liggéeykat yi. incha allah sa kàddu gu mujj bala ñuy tàggoo. sama kàddu gu mujj mooy sargal liggéeykatu Sénégal yëpp ak boor bu mën a doon. sargal liggéeykatu synthèse force du changement waaye it di wax secteur transport hydrocarbures yëngu-yëngu yi fa amoon fan yi ñu ngi leen di ñaaxaat comprendre nañu liggéeykat yi nga xam ne dañoo féete ci côté boobu te ñu marginaliser leen bokkuñu ci li ñu daan def lépp ñi révolté woon ñëpp dañoo bokk ci secteur bu xaw a informel li ñu daan def lépp boole wuñ leen ci woon négociation augmentation de salaire rek ak indemnité de logement yi ñu am yëpp ñoom amuñu ko kon seen révolte boobu comprendre nañ ko waaye taxaw nañ ci saafara ko négociation yi dina ubbi incha allah balaa yàgg te bu ubbee li ñu am ñëpp a koy bokk te ñoom ñooñu dinañ ci bokk la ñu bañoon nag ñu def ay élection délégué ci seen kër yi ba ñu sàkk woon ko buñ ko amoon parce que sàkkoon nañ ko ci ministère bi il y a 2 ans buñ ko amoon xëy na la fay xew dinañ ko xam ba lii tey duñu bett waaye am na ba pare jël nañu ay dispositions ñu ngi waxtaan ak ñoom pour ñëpp nekk soit dellu benn mais ñëpp bokk aussi njariñ bi ak li ñuy négocier muy convention secteur transport hydrocarbures duñu fi nekk nag di xëcc pour jële leen ci convention transport routier dugal leen ci convention bu bees bu ëpp njëriñ ba pare ñoom ñuy xëcc pour delluwaat ci convention hydrocarbures convention transport routier loolu xëy mayewu ko ñàkk xam la rek te dinañ waxtaan ak ñoom ba ñu xam li ñuy def. incha allah merci jërëjëf Cheikh Diop kon mu doon suñu invité ci seen émission gan gi Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC moo nekkoon invité gan gi tey jii di dimanche ñaari fan ci weeru mai atum 2021 mbokk yi jërë ngeen jëf Aly Ndiaye Diouf ngeen àndaloon seen émission gan gi ñu feggee woon ci wàllu machine bi kii di Modou Diop Modou Sadir feggoo ak Mame Ndiémé Sarr séddale gi Ousmane Diop moo ci nekkoon coordination réalisation Demba Malick Mbodj ak Arouna Gaye
jërë ngeen jëf mbokk ci déglu rajo Sénégal gan gi di leen jox dig daje fileeg fukki fan ak juróom incha allah foo waay mën a ne nañu góorgóorlu di takk masque yi di moytu mbooloo yi te gën a góorgóorlu di dëtmal ñàkk yi ni ko Cheikh Diop bu CNTS FC waxee ngir ñu tàggoog mbas mi incha allah liggéey mën a gën a jàppandiwaat ci bërëbu liggéey kay jërë ngeen jëf mbokk ci déglu bi. jamono bu ko fekkee war caa defalu baax jamono looy sa gannaaw la. gan gi ëttub waxtaan ci rajo Sénégal dibéer ñaari ay bés yu nekk Ali Ndiaye Diouf dina dalal ganam ci rajo Sénégal politique koom-koom dundinu askan wi alam gi ak yeneen i tomb lépp ci biir gan gi. looy sa gannaaw la. gan gi dibéer benn waxtoog genn wàll ba ñaari waxtoog genn wàll ci mboolem bànqaas yi rajo Sénégal. waaw ànd neex na ànd war na bépp jaam nan booloo looy sa gannaaw la. Ramadan Moubarak weeru koor weeru sell programme spécial Ramadan ci 92.5 altine ba dimanche dinañ leen dégtal les merveilles du Coran bu juróom-ñetti waxtu tegalee fanweeri minute ci suba gi jàpp juróom-ñeenti waxtu ak Abou Alassane Nia et Cheikh Namboub ñu toftal ci parole de Dieu mu doon ay production wu rajo Sénégal yoo xam ne dinañ leen ko dégtalaat ngoon gi bu juróom-benni waxtu jotee ba toftal fanweeri minute après xabaaru wolof yi. altine ba alxames di ngeen am waxtaanu koor ak imam Silla ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu message du Ramadan ak imam Chérif Diop ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu ba juróom-benni waxtu nag ñu jokkoo ak RTS Diourbel dégtal leen la vie du prophète ak les bienfaits du Ramadan Ibrahima Sarr moo koy présenté ak kii di oustaz Mor Faye Thiam ñu xamal leen émission yooyu yëpp mu ngeen ko dégluwaat guddi gu ne bu minuit tegalee fanweeri minute ajuma seen émission yi ngeen tàmmoon déglu du changé waxtaanu diine ak Ibrahima Silla juróom-ñeenti waxtu jàpp fukki waxtu Al Maktaba ak oustaz Selmou Fall fukki waxtu bu tegalee fanweeri minute jëm midi ngoon gi message du Coran ak imam Mohamed Chérif Diop ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu a Nasiha ak imam Babacar Diop ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu waxtaanu koor ay waaraate ngir gën a sellal seen weeru koor ci rajo Sénégal International 92.5